mbokk yi asalaamaaleykum seen émission seen jotaay tey nag ñu ngi koy seq ak Abdou Mboup mi nga xam ne conseiller technique président de la république la nekk itam ingénieur en développement territorial président maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax wax Ahmed. di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan di nuyu kilifa diine yeeg aada yi. di nuyu président Macky Sall di nuyu waa Sénégal yëpp. di nuyu sama responsable mouvement Kar Natangué yu nekk ci réew mi ak bitim réew di nuyu sama mbokk yi ca Koungheul samay waajur yëpp maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax. nekk itam comme ni mu ko waxee rek président mouvement Kar Natangué ñu door ak wàllub mbas mi gis nañ président de la république li mu décrété ak lu jëm ci wàllum couvre-feu bi waaye sénégalais yi bëree bëri nag jàpp nañ ne daal xam naa ne est-ce que mbir mi ànd na ak efficacité parce que cas yi ngi yokk ñi faatu it yàlla ngi koy continuer dogal ba léegi ci mbas mi affaire bi yow pour yow am na efficacité. alhamdulilah Ahmed. li may njëkk a def ci mbas mi mooy sant yàlla. julli ci yonent yàlla Muhammad parce que jullit lu ko dal rek dafay sant suñ borom. métti na lool mbir la moo xamante ne kenn sóoru koon ci àdduna ci fu àdduna toll ci wàllu technologie ci wàllu santé kenn sóorutoon ne mbas mi dina mas a ñëw dal loo xamante kenn xamut mu ngi mel ni oto buy daw 180 kilomètres à l'heure nga ne ko taxawal mu jaaxal ñëpp àdduna yëpp. repelle beaucoup de grandes puissances yoo xamante ne ci àdduna bi États-Unis France yi kenn ñëpp Russie ñëpp mu jaaxal leen mu ñëw waaye mbas mi man li ma ci def njàngat mu am solo laa ci def boo xamante ne gën ñoo bàyyi suñu borom doo wax delluwaat su yàlla gën a jéggul suñu borom waaye également ki ñu jiite président Macky Sall laaj nga ma question bu am solo ci mesure yu mu jël waaye man damay def benn njàngat bu ndaw ci moom ci juróomi at ginnaaw président Macky Sall dan ba mu ñëwee doon na fi wax yu bëri programme yu bëri yoo xamante ne dafa meloon ni tey ci vision prospective rek loolu moo mën a joxe loolu dafa xamoon luy xew tey maanaam lu ñuy wax ne gouverner c'est prévoir cette vision prospective da nga dégg mu naan wax couverture maladie universelle président daan nga dégg mu def ay programme social yu mag a mag ci PUDC naka lay def ba dooleel Ndakaaru waaye dooleel aussi ñu dëkkee ci région yi ci wàllum bourse familiale programme social carte d'égalité des chances nga gis ne ñu ci bëri jàppoon ko ay slogan mais tey comprendre nañ la vision prospective du président ba tax na ba mbas mi ñëwee aussi mu nekk mbetteel ci askan wi nekk mbetteel ci àdduna yépp nekk mbetteel ci borom xam-xam yi terewul président jël mbir mi taxaw fa mu taxawoon ci wàllum social génne 1000 milliards te 1000 milliards yi dépassé na ko dana ci ñëw ci biir waxtaan wi man pour man dem na 10 000 milliards ci wàllum taxawaay bi ci wàllum lu mu dem ci TVA yi taxaw entreprise yi li mu def ci wàllum jël àlalu réew mi képp koo xamante ne yoroon nga TVA yoroon nga ay taxes impôt état bi waroon la ko taxaw mu ne la bàyyee naa la ko niku wala lii baal naa la ko ci anam yooyu mu def ko jël ay mesures yu am solo ba Sénégal ñu ràññee ko ci àdduna lool sax wax dëgg yàlla parce que mbas mi nekk na loo xam suñu borom teg na ko àdduna waaye nekk na loo xam ne aussi lu mën a tax ñu ràññee jàmbaar yi li ci den ginnaaw ci wàllum kilifa yu ci des ñu ci wàññeeku bari na lool doolu ñu koy méttilu di leen ñaanal yàlla xareel aljana amiin waaye wane na Sénégal njàmbaaram ci wàllum paj njàmbaaram ci wàllum xam-xam ci wàllum xarala ba septembre bi passé ne woon nañ fi 2e mondial yoo xam ne jiitu ne lan moo waral waaw léegi lan moo waral nag Sénégal jóge ci 2e mondial boobu ba tàbbi fii mu dugg nii instant bi li ko waral mooy li ñu xamut muy mbas mi li kenn xamul lan la doon lu dub jullit rek sant ko xam ne mbirum suñ borom la lu ñu xam muy li dal France li dal Espagne li dal Italie ba jaaxal leen gën nañ jaaxal que ñun ñu jaaxalee loolu donc moo waral lii ba tey tamit dernière évaluation bi passé Sénégal moo jiitu États-Unis moo jiitu France maanaam référence la. moo tax loolu est-ce que sur le terrain boobu est-ce que gàcce ngalaama yéen a ngi wax ne Sénégal mi ngi def ay jéego président de la République mi ngi jël ay mesures mooy sama laaj bu njëkk bi. mais est-ce que loolu mi ngi feeñ sur le terrain waxuma ay sur le papier ñu ñuy bindal naan Sénégal la jël 2e ak Macky Sall mi ngi liggéey ak mais mesures yi muy jël est-ce que efficace na. efficace na su fekkee ne xool nga xam nga mbas mi du mbasum Sénégal mbasum àdduna la. donc boo koy xool da nga koy xoolee ni àdduna da nga koy xoolee ni àdduna. mais ku nekk sa dëkk dafa am réalité. waaw réalité boobu moo tax ma ne da nga koy xoolee ni àdduna
à partir du Sénégal da ngay xool Sénégal ni mu jëlee mbas mi par rapport à la France par rapport ak États-Unis par rapport ak les grandes puissances doo ko xool sax par rapport ak yenn pays africains parce que neewoon na fi première en Afrique doolu du critère parce que mbas bu amee ay bakkan di wadd métit la ba tax na démarche collective président li mu jël ne couvre-feu loolu yëpp demal nga tëddi mucc demal nga fatu mucc loolu je crois que comme lu mu koo def rek man la ko defal yow la ko defal njaboot gi la ko defal. est-ce que mi ngi bàyyi koom-koom gi xel. bu baax maa ngi lay wax ci sama njëlbéen kàddu. président Macky Sall vision prospective bi mu am avant da nga daan dégg ñu ci bëri comprendre luñ woon président Macky Sall ay slogan yi extra ci PUDC ci PUMA ci bourse familiale ci couverture maladie universelle carte d'égalité des chances yooyu yëpp nit ñi foog ne ay slogan mais tey comprendre nañ ko ji nga Ahmed man li ma jàpp Sénégal bu fekkoon ne mbas mi fekk na bu fekkoon ñu am beneen président bu dul président Macky Sall ci yërmande laay wax ci yërmande bu dul ak njabootam da ngay gis mos naa dem côté Palmarin di campagne avant 2019 am benn waay bu ma ñëw waxtaanam mu ne ma man dama la yóbbante ci la première dame Marème Faye Sall dafa mës a ñëw fekk ma samay doom entré may ut lu ma ko fajee mu fay lépp loolu benn la te xamu ko ci social dimension sociale mën nañ ci wax fii te du jeex loolu tax na ba nga xamante ñu ràññee président Macky Sall ci côté bi taxaw ci wetu population bi moo tax tey kenn ku nekk si ñun war na xam ne mesure bu mën a jël pour lan la fexe ba ñu mucc parce que balaa nga naan nekk fa bu ne la demal nga tëdd 19h 20h 21h 21h wax dëgg yàlla liggéey boo mën def ba 21h war nga mën dem tëdd mais nañ xool mesures yi xool ko ak réalité réew mi ci wàllum économie naka lañ koy adapté toujours noonu lay def yu ci bëri da koy bëgg bàyyi askan bi 1,100,000 familles mu jël ay dund fekk leen ba fa ñu nekk jox leen ko pour dimbal leen jàppal leen te loolu du dakk man xam naa suñu waa ji xam naa ko ci yërmandeem xam naa ko ci programme social am commencé na te mbas mi ñëw daf koy gën a taral président Macky Sall ci wàllum entreprise yi Ahmed jëlal exemple boobu lépp luy taxe lépp loo xamante ne état bi tegoon na ko entreprise mën na ko teg ci entreprise ci wàllum mu jógee ci impôt daanaka bàyyi nañ ko tegandi ko ba pare nag ne crédit banque yi yenn banque yi entreprise yi yoral leen xaalis bàyyi leen fii ak 24 mois ngeen pousse ko ngeen bàyyi leen tuuti buñ fayul it buñ leen sonnal dem FONGIP def fa 300 milliards garantie yoo xamante da ko signé ak aussi l'union des banques ñu leen di gërëm bu baax a baax pour que PME yi maanaam les petites et moyennes entreprises ak industrie tout ça yoo xamante ne impacté nañ loolu laal nañ leen ñu mën leen a dimbale ci seen wàllu koom-koom ci wàllu bari ci wàllum tourisme 50 milliards ci fonds crédit hôtelier yoo xamante ne dimbali na ko waa kii bi waa secteur hôtelier mu nekk secteur boo xamante ne laal na ko lool waaye président Macky Sall li mu def ci tourisme Sénégal dafa mais benn président mosu ko fi def parce que ñun nekk nañ fi avant wax dëgg yàlla xam nañ ne président yi def nañ mais président Macky Sall li mu def ci tourisme ci wàllu fonds de promotion touristique bi. tourisme bi ñoom li ñu jàmbat est-ce que am na beneen secteur bu ko jàmbat ci dëkk bi. waaw xam nga tourisme kenn defu ko fi. dañuy wax c'est un produit d'exportation à consommation extérieure exportation maanaam ci biti lay jógee léeg-léeg ñëw ci biir donc ci biti bu feebaree rek bu métti rek. et le tourisme local ci biir da koy tourisme local bi. moom lay ñëw maanaam boo jëlee tourisme bi di 100% 80% yi ci kii bi ci biti lay jógee tourisme local bi dëgg la naam mu ngi dox parce que séminaire yi Dakar nekk na ak Sénégal nekk na pays boo xamante ne macha allah ci wàllu stabilité ci wàllu démocratie ci wàllum. ban politique ngeen war a def ba renverser tendance xam nga 80% ngay wax ne. tourisme bitim réew 20% kon nga bëgg a wax ne tourisme local te yow Sénégal xam nga kenn du ne fii buñ ko liggéeyul tourisme bi du dox. moom laa la wax ci 5 appui boobu président def mais am na yeneen programme yoo xamante ne par rapport à l'offre touristique boo jëlee
SAPCO ci dañuy def ci wàllum aménagement wu 2e station balnéaire jàpp Mbodiène Pointe Sarène président Macky Sall lancé na programme boobu demal ci côte bi ca érosion côtière bi géej gi songoon hôtel yi 7 kilomètres loolu daal ñu ko gis Afrique. mais est-ce que li ngeen di wax nii gënul nekk sur le papier que sur le terrain. non sur le terrain la demal petite côte bi wutali nañ géej gi xam nga jullit lañ tey nga dem Saly tey Saly waa Saly Portugal waa Mbour ñu ngi may seetaan boo demee 7 kilomètres géej gu songoon hôtel yi 17 hôtel nar leen a jël yéen ñi mu jël leen président Macky Sall faxe ba géej ga fu mu toll travaux yi pare na waroon na ko mën a inaugurer xam nga président Macky Sall dafa xaw kéemaane ci approche dina mbas maa ngi dox ci réew mi mu ngi fi naam travaux yi ñu ngi projet yi ñu ngi dox mu mën koo dem inaugurer waaye mu sóor lu bare bari ci wàllum daje yeeg ci wàllum yeneen mais tey bu doon keneen tey coow li dana gën a bari mais demal Saly loolu ay Hollande nga ko daan gis yenn réew yu mag yi nga ko daan gis donc Sénégal nekk na référence. et le secteur informel. le secteur informel jaaykat yi yooyu. jaaykat yi récemment dégg nañ milliards yu président jël ci artisanat dimbali leen jàppale leen rare na ci Afrique je dis même dans le monde li ngay gis Sénégal comme bourse familiale da nga daan indemnité de chômage nga koy gis aux États-Unis wala ci ca France président day jël ay milliards dimbale ko secteur informel pour que muy nekk ndàmpaay loo xamante ne bu leen permettre du ñu impacter négativement ci mbas mi nga xamante ne kenn xamul lan la suñ borom rek ko xam moo ñu ko teg yàlla na ko gaaw a jëlee ci ñun donc démarche man bi ma gis boo xamante ne mën nañ ko def ci sa da war nañ ko def te am na ñi ngi koy def mooy démarche collective chef d'entreprise bu nekk xam ne mbas mi réalité ci sa entreprise yéen a àndoon ca réaliser ba fa ngeen toll comme ci des médias ba fa ngeen toll ci wàllum réalisation ngeen def tout ba sauver emploi yi comme président ni mu bàyyee yenn taxes yi ni mu libérer entreprise yi ni mu leen di jàppale ci wàllum koom-koom ci wàllum teg ay budget de fonds d'investissement ci ca FONGIP wax naa ko sànq ca DER jëlaat 74 milliards pour jàppale entrepreneuriat bi 30 milliards. xanaa ñooñu waa APR lañ ko jox. joxeñ ko waa APR. DER bi ñuy jiin ne yéen ñi ànd ak Macky Sall rek lañ ciy jox. ñu bëree bëri loolu gis nga ñun waa APR ñun ñu ànd ak président Macky Sall président daf ñu yar boo xamante ne dem nañ ba xam kii ñu àndal kan la Ahmed di nga gis nit ku contre président contre ko da nga ko jegeegul Macky Sall ku ko jege xam ko bëgg ko sopp ko ànd ak moom. président di nga gis noonu démbam tey nekk xaritam boo tax ñun ñu nekk ak moom. njabootam dañuy comprendre loolu ba ndey seex tëdd. non mais président de la république xam nga bokkul ak nit koo xam ni yow day dox sénégalais lambda président de la république kay bu dee kay mi ngi liggéey war naa feeñ ci poste yi war na feeñ ci école yi war na feeñ ci wàllum tourisme bi war na feeñ et cetera et cetera loolu kay jarul ngay dem naan da nga koy jéem a jege ji di toog ak moom. xaritoog moom kay boo génnee nga ne waa ji liggéeykat la. liggéey bu mu liggéey ci Sénégal. bitim réew sa wax na ko. ah bon lool mais barki démb la Afrique yëpp toog yàggul ñu ne dañ koy dénk Union africaine. ah waaw mais loolu la kooku boo amutoon leadership. déet loolu ko tour la kat. boo nekkoon. loolu yenn président yi duñ la ko jox du tour. Union africaine. président réew bu ne bëgg na ñu jël sa njiitu réew dénk la ko parce que li muy incarné ak li muy joué ci réewam moo ko may tey boo soppee borom benn borom mais ñoom ñëpp ku ci nekk mën na ko ne ñoom ñëpp ku ci nekk mën na ko ne. mën na ko. dama ne ñoom ñëpp ku ci nekk mën nga nekk président en exercice. waaw waaye wala CEDEAO waaye nag président Macky Sall lañ xool sellal ko ne ko dinañ ko jox donc loolu lu am solo la muy ndam loo xamante sama ndam di sa ndam di ndam keneen amul secteur booy jël tey mbas maa ngi sonnal àdduna point yi ñu ngi koy inauguré point yaa ngi pare Dakar soppeeku na ci xarxanam. ça c'est l'état réew ne entreprise yi nga xamante ne nii mbas mi daf leen a. da nga daan dem ci village yow ci région yi laa jógee ci nga jógee bëri na gox-goxaan yoo xamante ne
problème mu électrification dépassé nañ ko jëlal lampadaire solaire yi président ni muy aborder question yi moo technique moo scientifique moo tax man naw ko en tant que ingénieur ni moo scientifique moo diversification ni mu koy defee jël jant bi janeer yi soppi ko énergie di nga dem dëkk yu doon lëndëm yu bari tey mu ngi leer nee na dana def 100 000 lampadaires gën ko tas ci Sénégal bëri na ñu doon jooy loolu te énergie dafay maye koom-koom énergie day tax nit ki fa mu doon jógee ci foog ne moom mu ngi ci ay réewu kaw fekk da ko yóbbu ci taax. D'accord. Dem communalisation universelle donc may doole réew mi gox-goxaanu réew mi moo tax ma wax si sama jëbbendi kàddu ne la ay mbas mi bu fekku fi président Macky Sall ci yërmande fekku fi ku mel ni président Macky Sall ci programme social mbir mi dana gën a métti moo tax may ñaan askan bi dana gën a métti moo tax may ñaan askan bi tollatuñu fu ñu parce que dañ ne guerre maanaam dafa am ku ñu song te gisuñu ko bu ñu songee ñu nekk ci kër gi lu ñu war a def mooy ànd booloo wax jàmm def jàmm bu paasee laa ngi dana ibbi yeneen dana ibbi danañ mën a waxante lu ñu mën a waxante taxarante mais tolluñu foofu jamono ji ci kilifa diine yi taxaw seen taxawaay yu rafet ci Touba sëñ Mountakha Mbacké ca Kaolack sëñ Mahi Niass nu ñu taxawee ci wàllum sëñ Babacar Sy Mansour ci taxawaay yu rafet ci wax ak askan bi ci wàllu mesure barrière yi ba mbas mi jógee fi ñu am jàmm delluwaat ca lañ nekkoon ci suñuy habitude boobaa nag ku ci nekk ku mu neex wax la neex mais actuellement képp kuy leader opposition comme leader président association fii suñu borom dina la xool naka ña nga jiite woon naka ngay waxee ak ñoom bañ mucc waaw parce que olof ne la balaa ngaa naan nefi d'accord mais wàllu njàngale bi tam gis nañ ne école bi moom tëjuñu école yi cas yi ñu ngi yokk waa FNR sax dem nañ ba jàpp ne est-ce que waruñu tamit yokk vacances yi tuuti tëjaat école yi tuuti. waaw mbirum école mbirum génération la maanaam école dafay former une génération de cadres yu war a yor réew mi ëllëg ñooñu kenn waru leen sacrifier moo tax mbir la boo xamante ne ay borom xam-xam borom ay kàngam ñooy nekk ministère de l'éducation nationale di ko xalaat di ko càmbar mais mbir la boo xamante ne c'est une démarche collective maanaam kenn ku ci nekk njaboot yow père de famille élèves yi nga yor naka nga leen di sensibiliser bu ñuy dem école ñu xam ne jamono dañ doon dem école te amutoon mbas ak jamono ji du benn école bu ñu fa demee dañ fa fekk des enseignants très responsables avant mbas mi daan nañ def ay éducation de santé éducation civique ay vivre dans son milieu di jàngale yan comportement la nit war a am ci feebar waxuma la ak bu mbas ñëwee alors ay experts ñoo wax quand même ne nañ pousse vacances yi une semaine la certainement bu ñu ko poussé yeneen une semaine dina tax 15 jours yooyu ñuy wax ne bu jàngoro bi duggee ci nit ñu mën a xam naka lay école bi di impacter ci société bi yooyu yëpp ay proposition la yoo xamante ne yu war a jógee ci nit ñi mu dem ci gouvernement bi tamit ñu responsable la ñu xam lu ñu def la parce que léeg-léeg nit di wax dara ci biti fekk réflexion bi commencé nañ ko bu yàgg ca ministère bi parce que c'est de grands cadres formés dans de grandes écoles des fonctionnaires yoo xamante ne émérite ñoo nekk ci ministère yi di càmbar di defee jël décision yoo xamante ne pour l'intérêt de la population comme président Macky Sall nu mu leen koy santé. D'accord mais pourquoi ay doute di am feebar bi am na ñoo xam ne ba tey jëlee gëmuñu ko vaccin yaa ngi nii ñu bëri waaw africains yi lañ bëgg a def lii vaccin yi ñu bëree bëri tamit gis nga xel mu tey miñ ci am pour yow loolu lan moo ko mën a dindi problème mu communication la. wala lan la doute bi foog naa ne doute bi ku dute woon démb it tey doo dute boo seetloo nit ku ne amul démb te amul fekkoon ne Sénégal rek la daal mën nga ne amul li jaaxal Russie jaaxal États-Unis jaaxal Italie jaaxal Espagne nga gis leen ay junney nit ñeenewuñ leen ko di faatu par bés loolu nërmel économie yu bari loolu boo toogee ne amul fi nga toog parce que daf la dalagul wala dalul sa mbokk wala dalul ko la jege
donc loolu wax joo xam ne te la waruñ ko sax wax te aussi bu ñuy wax vaccin ne Afrique mais affaire bi kon cobaye bi feneen la parce que commencé na feneen te commencé gul Afrique te olof leen xuus ca këla jiite ñoom buñ vacciné 3 mois après ñun ñu doog a ne dañuy vacciné wu mais danañ xam qualité vaccin lan la te amet vaccin nag yàgg na fi man naa ngi fàttali ko ñun génération mooy ñàkku 70 ak ki ñàkku 70 ak ki 72 ak ki jàpp 60 mais bëri na suñu morom yoo xamante ne yàlla moom na leen ci ay ngas ay njàmbataan ay xuret ak yooyu te vaccin les 7 maladies PV yooyu jàng nañ ko jàng ci école moo lañ fi moo fi jëlee feebar yooyu. ndax respecté wu ñàkku yi. ndax respecté wu ñàkku ba. non da ngay gis xale bu duñ wax xale bi ndax yóbbu ko mu respecté ñàkkam loolu ba tey déggatoo daanaka feebar yooyu déggatuñ leen. ci mi réew donc buñ ne épidémie ñëw na pandémie ñëw na parce que na sa épidémie pandémie mooy lu daj àdduna mbas ñëw na nañu ñàkku loolu pour man dañuy seet naka lay nit ki mën a muccee ñàkk bokk na ci luy muccal nit te loolu lañ xam loolu lañ màggee loolu wóolu nañ ko baax a baax waaw Abdou Mboup nga nekk conseiller technique du président waaye itam jiite tamit mouvement wàllum élection locale yi nga xam ne moom boobu ba léegi itam tëgguñu ko bientôt 2 ans ñuy aj calendrier républicain bi ñuy wax ne lu tax nguuru Macky Sall gi du ko respecté loolu itam nan nga ko gisee en tant que politique aussi. xam nga président Macky Sall daf ci un président boo xamante ne. très démocrate. boo xamante dafay déglu ñëpp. dina gagné élection dama ko war a gagné mën a gouverner moom rek président Macky Sall rek ngay gis histoire du Sénégal. mu ànd ak coalition jël nguur gi depuis 2012 macha allah Benno Bokk Yaakaar moo ko suñu papa Moustapha Niasse. ñu ngi ànd ci tey ci dal ci ngor ba tey suñu papa Ousmane Tanor Dieng yàlla ko yàlla sotti yërmande amiin donc kóllëre googu ñu war ko jàngale war ko wane en exemple day déglu nit ñi dialogue social loolu nag bu ko opposition bi waxee ne kaa ñu waxtaan kaa ñu auditer fichier bi du forcer rek ne nañ dem élection daanaan ayca nañ xool fichier bi mooy ñii nekk ci war a voter buñ ko xoolee ba pare day am aussi yeneen réalités yu ñëw ay réalité naturelle yoo xamante de catastrophe naturelle mbas mi ku ko sóor kenn sóoru ko. France organisé wu fi seeni local. mais seen local nan nañ ko organiser France. Guinée organisé wu fi président. non bàyyi ma ñëw France nañ ko organiser. Côte d'Ivoire organisé France nan nañ ko organiser. États-Unis organisé bàyyi ma ñëw France nañ ko organiser France dañu organiser. waaw taxaw. waaw puusaat loolu mës ta am. mais lan moo tax ñëpp organiser seeni élection donc de Sénégal président wax na ko récemment. waaw audit fichier électoral yi bu paree local yi mën nañ ko jàpp mais xam nga local daf ci élection yi spécifique man nekk naa directeur de campagne en 2009 Benno Siggil Sénégal Sicap Liberté nekk ko 2014 xam naa local ay nit ñu bëri ay élus yu bëri ci gox-goxaan yi commerçant yi baykat yi nappkat yi ñëppay bokk pour ñu élire leen ñu war a toog seen gox décider donc c'est une mobilisation nationale d'acteurs yu war a ñëw dajale seen i këyit ñëw toog waxtaan defar seen i liste ak parité bi tout ça inscription réinscription sur les listes électorales parce que dafa am ñoo xamante ne dañuy am at ci jamono jooju donc da ngay gis ne local ab diir maanaam juróom-benn weer jàpp at lañ koy préparer local élection locale ba tax na doolu dépendre ci président Macky Sall donc bu audit bi pare moom lu muy njëkk def mooy xale yi nga xamante ne am nañ at pour voter ibbi nañ commission inscription réinscription ci le bureau de vote tamit yéexal beeg yéen non du yéexal réforme yi ngeen wax da ngeen ko bëgg a def te ñu bëri jàpp ne ca président Senghor noonu la ay woon réforme politique ci président Abdoulaye Wade noonu la woon ci président Abdou Diouf noonu la woon président Wade noonu la woon président Macky Sall noonu lay demee d'accord mais élection locale mooy réalité locale mais noonu est-ce la que demee nekkul ne réforme yi ngeen bëgg a def rek moo tax mbir mi di yéex nii bëgg a supprimer ay ville bëgg a coupler ay élections législatives ak présidentielles comme ni ko Seydou Diouf waxee est-ce que nekkul xam nga décentralisation waaw daf ci mbir moo xamante dafay dox ak jamono ba méngoo ak jamono en 1972 ci commune rurale yi nam demee woon loi de 1996 avec 19 communes d'arrondissement de Dakar l'acte 3 de la décentralisation mais aussi dafay continuer
du mu laaj. muy continuer si juróomi at yu ne muy continuer xanaa kon acte 3 bi kon nangu ngeen ne da ngeen fa def ay erreur. amul erreur. amul erreur acte 3 bi. waaw li nga koy njëkk a saluer. la communalisation universelle. naka ngay gisee yow ngay élu. di sénégalais am carte d'identité comme ñëpp. di fay impôt comme ñëpp jàngee ci école na nga war a jàngee ñu ne la yow amoo droit génn réew mi dem négocier ji partenariat à l'international pour sa gox waaye man mi dëkk ci commune bi man am naa droit président mu ne xaj ak seen boobu dootu fi am loolu lay continuer président Macky Sall nekk na président boo xamante ni inégalité la bañ inégalité même man mii nekk ci wetam bu ma doon génne di fëgg sama dënn di yëkkati sama mbagg mu mere ma moo tax yar gu mat sëkk ngay wane tey gu mat sëkk ngay wane ak ñàkk bëgge parce que président Macky Sall bëggul nga naan alal réew mi parce que man la fal man maa ko war a am dama war a yéeg ci kaw kii non 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 même gox yi noonu la inégalité bëgg ko bëgg na ko tey bëgg na ko dal bëgg na également koo xamante ne day xalaat askan bi. ku am ay ambition nag bëgg na la. ambition vous savez ambition délit d'ambition. dafay am xam nga dafa am ñaari mbir yu am. waaw yu ñu jaawale léegi prétention ak ambition. ah bon waaw ambition nit du ko ñàkk mais ambition day mesurer ambition day am fu mu tegu. man naka lay toogee tey ay ambition yu démesuré dafa am. naka lay tegu man. yow démb xamuñu ma tey bu ñu ma xamee tey naa sant yàlla sant samay waajur sant président Macky Sall moo ma jël wóolu ma def ma ci cabinet mënoon ma dindi ci deuxième reconduire ma tegaat ma ci cabinet donc kooku amel naa ko njukkeel naka naa ko may téye defal ma loolu ba pare ma taxaw di xool leneen lu dul teral ko mu delloo ko teraanga bi. waaw mais loolu la ñuy ay wax prétention mais teewul nga am ay ambition. non ambition mooy loo xamante da nga ko teg ci temps bi. kon yow Koungheul nga nekk amoo fa benn ambition. élection locale Koungheul mënuma jur. Koungheul jur na ma. waaw ma màggee fa samay waajur am fay teraanga ñu fonk leen fa lool fonk fa suñu famille lool donc fu ma bëgg jëmay Koungheul ci teey ci dal ci méngoo gaañ parce que man nag am Koungheul aw ma fa noonu ci wàllu politique. mais non attends mais candidat à la candidature yow da nga jiite mouvement nekk ci mouvance présidentielle. waxuñ nga nekk candidat à la mairie mais candidat à la candidature maanaam ñii laaj dinañ bëri ñoom ma yaase nañ fa député ku jigéen kooku mi ngi fa. maanaam Fanta Sall sama jigéen. waaw ñooñu ñëpp ñu ngi foofu noonu ku ne am na sañ-sañ xanaa yëkkati loxo léegi nag bu ñu demee coalition mooy décider wala. waaw xam nga yëkkati loxo dafa am waxtu. yëkkati waxtu loxo dafa am waxtu maanaam moo tax ma ne la ambition dafa am temps am kattan am aussi kañ nga ko war a wax ak foo ko war a waxee mënoo toog tey rek nen damay am ambition nangam loolu da ngay déranger nit ñi. tey yàlla mais am na ñu ko def si biir parti bi. waaw loolu waruñ ko def. waruñ ko def. waruñ ko def parce que jotut wax jotut. wax dafa wax da nga koy wax bu wax jotee jëf ko bu jëf jotee doo déranger kenn. parce que yàlla noppi na démb lu waay war a doon dana ko doon y a 10 ans de cela boo ne moon dinaa toog ci poste bi du ma ko gëm donc fu ñu toll nii suñu yitte mooy naka la ñuy gungee président Macky Sall ba mu réussir second mandat bii naka la ñu réussir def président ba nga xamante président Macky Sall li mu bëgg ci askan bi. second et dernier mandat. yaa ngi fi mandat. non second et dernier mandat. mbirum mandat man du ma ko wax du sama problème. lu tax xam nga lan lay wax Ahmed. premier quinquennat ak premier septennat quinquennat bii 5 ans yi man app bi laa wax 5 ans yi premier quinquennat bii naka lañ ko ci jàppale ci mouvement Kar Natangué. lan mooy premier septennat ak premier quinquennat. bi passé ñaata at la woon du juróom-ñaari at. waxul woon ne da koy def juróomi at. non bi passé mais mënu ko parce que constitution réew mi c'est un pays de droit. moo ko diggee constitutionnel mais moom bi muy diggee loolu xamu ko woon. non xam na ko. Macky Sall xam nga kenn moom laa lay wax yéene président xolam. waaw président Macky Sall xolam dafa yaatu. kon les mandat Sénégal mandat bee bokk ci kon septennat. non waxuma bokk ci xam dama la wax ma ne. bii passé juróom-ñaari at la. waaw bii juróom ñëpp xam nañ ko. waaw bii juróom la. loolu xam nga ko xam naa ko keneen xam na ko ñun nag suñu yittee mooy. naka lañ koy guggee fii ba manooreem gën a yokk parce que am na manoore déjà ci Sénégal ak ci bitim réew.
président Macky Sall tax na ka du taan fayeeku ne doo fonctionnaire yaa ngi dem tàllal loxo di fayeeku muy la bourse familiale yi carte d'égalité des chances maanaam doo am jafe-jafe ci wàllum laago doo am jafe-jafe ci wàllum njàng ak lépp dalay sóor ci biir réew mi donc ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax di ko feddali suñ kóllëre ci wàllu ànd ak moom parce que li ma gën a neex. Ahmed boobu am na ñuy dund ay jafe-jafe de. waaw am na yéen ku leen dégg ngeen di wax nii mel ni Sénégal ci nangu nañ am na ñu sonn de wala. sonn amul kuy dund ci ko suuf te doo dund coono. même boo déggee ma ne boo déggee am ma na ne coono am oto teewul nga dund coono dama ne am na ay nit ñoo xamante ni yéen ni ngeen di expliquer nii bourse familiale yi comme si ñun àjjana lu ne. xam nañ ne nekkuñ aljana xam nañ ne dañoo ñëw fii pour liggéey nag loo def da nga koy xeeb loolu tax ma ne la dañ koy gën a gunge muy gën a am manoore ci wàllum yéene bu mu yéene Sénégal ñun xam nañ bu baax lu ñuy wax parce que loo fii da nga ko wax ak sa kanamu borom ba tax na ñun xam nañ ku ñu àndal ci wàllum yéene tey président Macky Sall bu ne woon xool côté Saint-Louis ne day dem Saint-Louis xooti côté Saint-Louis wala xool côté Koungheul ma dem Koungheul xaar ko parce que xam naa nit ki mooy kan xam naa li mu yéene Sénégal xam naa ne du kuy def lu ñaaw taaral na diine ji kër diine yi laa wax de diine chrétienne comme diine l'islam barki démb nga gis abbé yi ñu dem mu recevoir leen mu rafet lool taaral na kër diine yi teral na leen. doo ràññee waxoo ma ba xam sa mouvement bi day dem élection locale de. wala daal yéen a ngi tënku ci biir coalition bi rek. non ñun njabootu président Macky Sall lañ. moom ngeen di déglu. ñun njabootu président Macky Sall lañ man Abdou Mboup moom président xam na ko man du man maa koy teqatal. nu ma koy doole teqatal mais kon yéen bëggoo leen dara. bëgg nañ dara bëgg dara moo tax ñu ànd ak président Macky Sall bëgg dara moo tax ñuy liggéey dem ci askan bi di leen former ci wàllum saabu ci wàllum eau de javel barki démb lañ ñëw Géejawaay def ko foofu may nuyu responsable yi nekk ca Géejawaay bëgg dara moo tax ñuy gunge président Macky Sall ci projet yu mag yi ba nga xamante nit ñi xam tey ne bu ñu demee FONGIP 300 milliards teg na ko fa pour les petites et moyennes entreprises sans distinction na nga nekk sénégalais bëgg yëngu nga dem nga mën ko am suqale sa bopp ci mbas mi di lancer un appel à l'ensemble des leaders avec S foofu loo mën doon ci leader boo mën doon ci politique ci wàllum économie ci wàllum social ci wàllum artisanat nga waxtaan ak ña nga jiite ña la wóolu fal la nga jiite leen pour que ñu moytu lii nga xamante ne kenn xamu ko. d'accord mesure barrières yi. merci daje yi ñuy aj yenn xew yi ba ca kanam. ba ca kanam kanam ba ca kanam kanam. d'accord kon monsieur le ministre ñu ngi lay gërëm di la sant merci. maa ngi lay gërëm bu baax Ahmed yow ràññeeku nga lool Sénégal vous faites partie des fiertés nationales di la ñaanal yàlla bu baax a baax. ak kër gi nga bokk. di gërëm sénégalais yi di ñaan yàlla ñi nga xamante ne wàññeeku nañ ci mbas bi yàlla sotti leen yërmande. jéggal leen seen bàkkaar ñi feebar yàlla wéral leen ñun ñu ngi xamante ne mbas mi jeex fi te bañu fi am na sama xarit bu mag loolu lay wax. yàlla defal ñu jàmm bu baax. suturaal ñi may nuyu ñëpp Sénégal allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. jërëjëf mu nekkoon Abdou Mboup mi nga xam ne nag moom moo jiite kon mouvement bi di nag CAR Natangué waaye nekk conseil technique bu président de la République nekk ingénieur en développement territorial di leen jox kon dig daje ci beneen numéro incha allah.